pointé erreur Ousmane Sonko mu bëggoon aussi nga reconnaître ne état bi tamit am na fu mu juumee. mooy nee nga Ousmane Sonko waru woon woo nit ñi ci manifestation waaye waroon nga wax tamit ne état bi compte tenu du contexte particulier et du profit de la personne qui est accusée, en l'occurrence Ousmane Sonko, état bi tamit mënoon a def économie déploiement bi mu def bés ba. état keroog li mu def loolu rek la waroon def. non xam nga Malick mooy di ne ñëw nañu. état d'urgence am na bañ nañu ñaar ñu dajaloo dama jàpp ni dajaloo ba sax warul woon. ba ñu ñëw di leen wax Malick tooñ pour tooñ. li nga wax ñu jël pédagogie par l'exemple. lundi booba xale yi dañoo ñëw xale yi en tout cas dañu ñëwoon seen buntu kër leader état bi génn gis nga ci alxamis bi Ousmane Sonko dem na université seeti ji étudiant gis nga mbooloo ma génn te pourtant dégguñu bal tàq géej gi débordé. waaw très bien ku def loolu kay ci bii mënoo nga def loolu ci bële. pour ci coow bañ a am. waaw mais non attends man dama wax ni c'est dommage quoi que toujours ñu war a wax ci nit muy Ousmane Sonko parce que moom la. li mu def tey nga gis ko yow ñu ne dem na université étudiants yi génn ne serait-ce que pour des questions de gouvernance sécuritaire personnelle et sanitaire personnelle ci fii ñu toll man yaakaar naa ni def na waxuma sax maanaam état d'urgence ak yooyu loolu rek mu def moom jël na risque bu garaaw bi nga xamante ni tey kenn xamul lan la ci mën a jëlee te pour man quelqu'un qui aspire à diriger des masses wala nga aspirer ni dama bëgg a jiite réew mi am na li nga xamante ni boo ko defee c'est de l'irresponsabilité am na li nga xamante ni dara jaru ko. mais Malick damay këf kàddu gi parce que temps baa ngi dem te laaj yi bari na. sànq gis naa la nga réfuté thèse du complot bi nga xam ne Ousmane Sonko ak ñamu àndal. ci lañ la ngaamu pour wax ne liñ leen di tuumaal li ñu tuumaal seen leader muy sàkku siif xaw ma lan viol en tout cas ni moo gën a wóor ma wax ko ci nasaraan bala maa juum que siif boobu ñu leen di tuumaal complot la ak toute cette affaire là ça pue le complot et bu ñu nee complot Ousmane Sonko moom ci conférence de presse am tuumaal nag joxoñ na baaraamu tuuma directement président Macky Sall yow nag foofu ci complot bi li ma jàpp ne ak ñu bëri jàpp ko ne loolu moo mën a firndeel xëy na bu complot amee mooy dañu xëy suba rek ñu yëg ne aji Sarr keroog ca ba yëf ya xewee ba muy ñibbi en tout cas benn xale bu góor ba ñu joxe sa description physique bu xale bu góor ba ku xaw a am taxawaay gi ni mel ak yooyu moo doon roode foofu ay heure avant ba yëfi xewee moo ko jël transporté ko yóbbu ko ñu ci ginnaaw ga ñu joxe turu identité xale bi mu tudd Sidi Ahmed Mbaye et par la même occasion ci la yëge ne sa jarbaat la yow Maodo Malick Mbaye yow nag wax naa ko sànq ba ma lay présenté te nga waxal ko sa bopp 15 ans ngi nii ngay fréquenté président Macky Sall la bokk ci benn bokk yaakaar président Macky Sall tabb la depuis 2012 nga nekk directeur général de la maison de l'outil ANAMO en acronyme kon sa tur ak sa turu jarbaat ñu bërëxal ko ci liy xew nii jamono ji nga xam ne Ousmane Sonko mi ngi leen accusé de mi leen tuumaal ci ne complot la yow génne nga communiqué ba nga génne communiqué nga wax sa filiation ak xale précisé ne du sa jarbaat du sa doom sa jarbaat la te ñeneen ne sa doom la Malick ma bëgg fii ci kàddu yu néew nga ma dëxëñal lu bari mooy Sidi Ahmed Mbaye moomu lan ngeen bokkee naka ngeen bokkee benn ñaareel bi Sidi Ahmed Mbaye lan la doon def ci buntu Sweet Beauté ak lu mu seq ak Adji Sarr
ba dugal ko ci otoom yóbbu ko foofu destination inconnue en plein couvre-feu. ba ca des mooy ba nga dee yëgee coow yi noo ko yëgee ak tamit lan nga waxtaan ak sa jarbaat ak tamit sa jarbaat exactement lan la séq ak Adji Sarr. da nga dëxëñ mais li nga dëxëñ yëpp dafa àndul. parce que dafa am yi nga xamante ni xaw ma ci dara. yu mel ne li nga wax ni lan la seq ak. war nga ci xam dara nag maa gone gi non. war nga ci xam dara xaw. yow xale bi xamoo ko Adji Sarr xamoo ko. mosoo ko gis non xaw ma ko. tey Sidi Ahmed dëkk sa kër wala dëkku sa kër. non dama wax ni Sidi Ahmed. foofu laay préciser man leen Sidi Ahmed Mbaye su ma bu may wax français dama naan c'est mon neveu. mais bu may wax wolof dama naan sama doom la parce que man ak baayam ñoo bokk ndey ak baay. day li ma wax ci communiqué bi day nekk sama kër. di nekk kër way juróom kër Massar. ma préciser ni ñun suñu famille pour ma wax un peu la personnalité du gosse rapidement. ku ci juddu boo amee benn âge bi dañ lay yóbbu nga jàngi alxuraan. ñun ñëpp man papaam ak ay magu papaam ak yëpp. la même chose Sidi bi mu juddoo bàyyam da ko yóbbu mu jàngi alxuraan. kokki wàcc alxuraan jàng diine di ko jàngale. di def xuruj maanaam ñooñu di dem ci yenn village yi ñu amul xamul jàngul alxuraan mu leen di jàngale entre temps mu ñëw Dakar am fi métier nekk xale Dakar di dem di ñëw. musul sàcc musul tux musuñu koo dégg ci lenn li nga xamante ni nekk na safaan bi nga xamante ni tax na ñu mën ci am lu la nag lu ñu na xari leneen li am nag mooy lii mu dugg wala lii ñu ko dugal wala lii ñu wax moom moo xam li tax mu dugg ci lan moo ko ci boole yaakaar naa ni yoon dina ko leeral man mii di wax waaw dama lay wax mais je termine man mii di wax bu ma ci xamoon dara bu fekkente ni sax donc xam naa ci dara ci télé laa koy wax mais li ma xam mooy di nekk bu ñu dalee yoon dina leeral lépp mais ñun li ñu xam mooy tey la gën a doon suñu doom tey lañ ko gën a jàpp ndax kër goo gis day am ngénte ba ci yàgg mu am dëj ba ci yàgg mu am takk te ci loolu ku ne ñu nag mbir mi naqariwuñu bettuñu man en premier lieu. naqari na la. Oui. lan moo la ci naqari Malick. non li ma ci naqari mooy d'abord man nekkuma fi woon. te nekkuma fi woon man moment bi ñuy wax lii fekk na président centrafricain. Archange Faustin Touadéra di ma recevoir pour ñu seet man ban médiation la ñuy jouer ci diggante centrafricain yi ak rebelles yi ak yooyu. bi ma génnee bureau ci laa gis les journaux ñu ciy wax. ñun dañu war a bàyyi nit ñi dañu war a bàyyi sa njaboot ak nu mu munti demee bu duggee ci dara rek nga selenglu wiccaxu ni parce que tey bu ñëw Sidi Ahmed am na benn homme d'affaires sénégalais un jeune qui a 30 ans ma nga Dubaï. vraiment bu ñëwee mi ngi tabaxi jàkk kon dañ koy publicité fépp. lii bu ñëwee am ñun sérénité lañ ci àndal naqar lañ ciy àndal aussi. parce que quand même. bu doon suñu sago kenn du dégg parce que ñun kenn mësuñoo dégg ci lu demee nii. donc je pense que li ci biir yëpp nag moom dina ko leeral te dina ko leeral ba mu leer ci fi mu ko war a leerale. waaw léegi foofu beneen élément bi. mooy da nga ma wax la thèse du complot. gis nga li ma xam ci Macky Sall ma la koy wax le président Macky Sall si c'était un ordinateur bu doon ordinateur. c'est le disque dur de son système qui rejette toute compromission ou complot c'est-à-dire que moom lépp lu ànd ak complot li may wax dama ko xam te benn trait moo la koy li tax ma gëm ko te xam ni ku ma ko wax di nga ko war a gëm boo yoree sa xel waxuma ko far nag ba sa xel nañ ànd ak dal président Macky Sall dafa nekk quelqu'un qui accorde beaucoup de choses beaucoup d'intérêt à sa liberté c'est-à-dire bis bu bëggee décider day bëgg a décider te du ci am dara lu ko tënk beneen élément bi Aïssatou bu dee ci suñu mouvance la ay satu ñun dañoo bëggantewul bay complot. mouvance présidentielle bëggantewul. bëggantewuñu bay complot li ma la wax nii. doo gis ñeent ñi nga xamante ne ànd nañu seqante jàmm yéenante ko. heureusement qu'on a un dénominateur commun. cet homme d'une générosité extraordinaire. humaine. bien sûr xam nga générosité financière souvent moom la nit ñi di mettre à temps mais générosité humaine ci nit ki moo ëpp doole. donc dama wax ni man li ma gëm. mooy nañ def ndànk nañu dal
ñëpp am intérêt mu leer. mais pour son honorabilité et pour la suite Ousmane Sonko je pense que moo ëpp intérêt lépp leer. fi may terminer. mooy man xam nga gis nga man politique dama gëmul ni nga takkal nit weeral nit duural ko ki parce que je donne un exemple yàlla mën na ñëw nga takkal nit ki lépp ba mu takk ba pare la mu namm ca kanamam dara du ko changer. D'accord. Et je dis une chose ñun on n'en a pas besoin man dama jàpp ni ma comprendre Macky Sall ak suñu régime ci démarche am on n'en a pas soxlawuñ ko. parce que soxlawuñu combine di takkal nit pour éliminer ko xam nga ndax lan en 8 ans de présence 5 élections yi am yëpp dañ ko gën. Malick foofu da ngay arrêté. xam nga pour le commun des mortels. bu ñu toogee dégg Ousmane Sonko ne complot ñu gestu dégg jarbaatu Maodo Malick Mbaye nga doon li nga doon ci Macky Sall la. ñu ni hasard boobu naka la mun nekkee. hasard boobu naka la mun nekkee Malick yéen Malick foofu est-ce que yéen mu ngeen fa set. ma ñëw. ñëwal. Aïssatou. xam nga dama am ay xarit ay yu bokk fépp parce que man dama wax leen man faruma ak Macky Sall. ànduma ak Macky Sall dama féete ak moom man c'est-à-dire c'est clair c'est clair quoi du débat. man ànduma ak moom faruma ak moom. xam nga tey nit dina ànd ak kii ba ci ak bàyyi ko ànd ak kële. nit ci far di nga gis ki nga xamante ne day faral Juventus après mu faral man dama féete ak moom. et li tax ma ànd ko mu nekk sama choix définitif man merewuma Ablaye Wade ànd ak Macky Sall may sant yàlla neewuma damaa bëgg liggéey naa dem politique yi man politique sama choix la man maa tànn di tànn ba tànn damay politique di tànn ba di damay tànn ànd ak président Macky Sall gis nga te yaakaar naa nag Aïssatou bon xëy na sama xel yaatul waaye dama laa nuru dof yow. nuroo dof na. dama lay laaj. déedéet nuroo. Aïssatou nga defee ni lii bu fekkonte ni combine la ma xam ci dara wala ma nekk ci wala dara parce que bu ñu nee sa doom a ngi ci sa doomu mag a ngi ci. war nga rek doy na kii mooy di rek man xam naa ci dara Aïssatou man dof naa ba wala dama nuru dof wala dama naa jël ndaare classe wala man sama dat yëpp dafa ñëw li xale yi wax ba ma nangu ñu ne léegi dañuy complot waa d'accord nañ seet ku koy def man ni non grave gars yi téye leen seen doom yi man ma yabal sama doom mu dem defi ko li ma lay wax ni argument bi c'est un jeune de Pastef qui me l'a donné qui me dit que grand je suis foncièrement contre Macky Sall pour wax ma ay raison ni ma donc mënuñoo ànd mais man fi ma toogoon ñuy wax dama ni ñaara am soit du jarbaatam ma ni ko nag sama jarbaata la mu ne ma kon bu mbir mi amee yégoo tinoo te gis nga lii dindi loolu mooy dindi ñu dem ba dal bàyyi yoon mu def ci yoonam ñu ma répété ni mënut a nekk parce que bu dëgg gis nga bu coow baree rek dëgg réer te lii li tax dëgg gi di feeñ dëgg mooy ñu ànd ak dal d'accord. Encore que, on parle de levée de l'immunité parlementaire, on en reparlera. Mais Oumar Sarr, levée de l'immunité, il y a assemblée. Balde, levée de l'immunité, Mangafa. Keneen noonu donc moi je pense que ni ñu bëgg a jëlee mbir mi coow li bari ñu naan nañu jàpp diw man li may wax ku ci nekk ñun position bi ci Benno Bokk Yaakaar am au plan médiatique et au plan politique moom laay ñaan ñëpp am ko ci. mais tamit dafay baax mu am solo. Adji Sarr moom kenn dégg ko moom tey sax dégg nga gis nga ñuy lire ay PV yi ni mel mais Sidi Ahmed laa bëgg grand nga wax ñu actuellement la mooy état d'esprit am Adji Sarr moom am na fu ñu ko nëbb est-ce que yéen si en famille je pense que question boobu nga ci tontu viol woo dara en famille est-ce que Sidi Ahmed am ngeen leen ko artu pour ne ko na noppi bu na wàññi fréquentation est-ce que am ngeen fu leen ko tëj en attendant li nga wax sànq. te Sénégal yëpp di ko sàkku mi éclatement de la vérité dama bëgg rek xam comment il se porte ce gamin après l'éclatement de cette affaire là. li nga laaj yëpp ma tontu ko bii rek laa dul tontu. ma ci tontu Aïssatou. voilà li ma mën a xam ñaar la. il est en sécurité mi ngi Sénégal. fuñ ko woo dina wuy ci 1000 milliards de sabords ku ko génne woon je donne un exemple. ni na sii di génn dëkk bi pour raar non pour notre honneur dina leer et c'est moi qui te le dis de Aïssatou cette affaire là day leer man dafa ci am nga xamante ne dara jaraluma ko c'est-à-dire man dama fi taxaw naan la Ousmane ba mu demee moo ko fi def mais dama ni la teesu complot bi mu cité Macky Sall bu amee une occasion
na ko baalu tooñ na ko. d'accord beneen li tax ma lay wax loolu ni la thèse bi amul mooy Ousmane Sonko bu doon te dañ ko kër gee kat. dañ fa dajale ay say élément ñoo fa nekk dañ la bëgg a supporter nga dem. bu doon te dañ ko pikir muy nelaw ñu yeewu ko mu ne dañ ma cee yeewu. mais yaa dox ak sa tànk. d'accord yaa dem yaa def séance de massage bi nga wax ni moom nga def. donc bu doon te ni tey parce que dama lay wax leen man xam naa ñu far. ay ñu bari ñu xamante ni far nañu affaire bi ñee affaire bi am na. dañu Sonko bu génnee di wax li mu njëkk a wax mooy dew ma fa parce que pour ñun waru fa dem man nag du ma wax waru fa dem mais dama ni dem na fa leneen li ci des nañu dal. enquête yow est-ce que yow da nga dem ci salon de massage yow. kan man. yow non man dama am man nag sama soxna doomu ndar la moo may dàmp reetaana